salaamaaleykum mbokki xarit ñu seetaan suñu émission lu xew Thiès fii ci Thiès Info ak Thiès TV ma toog ak sama natango di Mamadou Diop ñu gën ko xam rek ci Diop communicateur tey ñu war a waxtaan rek li nga xamante ne rek moom mooy xew-xew yi nga xam ne jot na am ci semaine bi ñu génn waaye xam naa ni Diop daan ci def focus wax rek ci ñi nga xamante ne gis nañ ni yaa ngi ko doon wax keroog naan rap APR am na ay racketeur ba am na métier yu bëri yi nga xamante ne sax dañ ciy gis léeg-léeg ñi nga xamante ne rek dañ ciy dugg di ci def yenn yi mais dañ lay bàyyi laata loolu nga nuyoo ak mbokki xarit ñi seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV. merci beaucoup Omar ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñooy suivre li nga xamante ne mooy sunu émission lu xew Thiès ak Thiès Info di féliciter nañ di leen remercier parce que gis nañ émission bi jàll nombre de vues yi dafa multiplier wu bari lool mu lay leen nit ñi dañoo namoon émission bi dañ koo namoon dañ koo bëggoon te luñ doon xaar la ñu ngi santaat bu baax a baax may nuyuwaat ñëpp ci sunu édition bi nga xam moom la ñu indil ndax tey boo juumul mooy tabarkalla macha allah loo woor dootoo ko wooraat ñu ngi ci mu tombé tey ak guddig lay leen xatare ndax koor gaak ñuy tàggu ñuy ñaan yàlla nañu yàlla nangul sunu koor daal di barkeer lépp loo xamante ne def nañ ko ci ay ñaan di ñaan yàlla aussi tam ñu fekk ko ay déwén yu bare. Amin wax nga dëgg Diop ñu ngi ci fan yu mujj yi yàlla nañ yàlla nangul mboolem jaamu yàlla yi ñu ko jaamu rek te mu jégal ñu mboolem li nga xam ne suñuy rëcc la ak suñuy bàkkaar ci barke yonent Muhammad sallam di ci ziar ñëpp di ci ndokkeel ñëpp ci weer wu tedd wi nga xam ne ñu muy waaj a tàggoo waaye it di ndokkeel di sargal mboolem rek ñi nga xam ne ay kilifa lañ waaye Diop il faut am lu ñu waxtaane tey xam naa dañ koy door rek ci bëri na ñu nekk Thiès parce que tey gis nga Thiès da ngay gis sax ku jógee Dakar ñëw créer fi ab mouvement wala daal di former ab kuréel ut ñeenti nit sol dara ne man sëriñ laa dugg fii bëri na tey ñi nga xamante ne ñu ngi évoluer ci biir dëkk bi ñu naan ñoom ay sëriñ lañ ba nga xamante ne rek dañuy ne ñoom dañuy ñëw rallier ci mouvance présidentielle dañuy jàppale Macky Sall léeg-léeg sax am ñu ci dégg ca palais ba foofu mu nekk coow loo xam ne fii ci Thiès ay leader ne fi ay responsable yoo xam ne ñoom coup de filu Macky Sall sax duñ ko dégg ba koy jot. jërëjëf Omar xam nga raccat gi ak triande gi ak mbubboo sëriñ gi moo war a jeex ci dëkk bi gis nga Thiès waay nag sax gaa yeewu nañ ci benn côté mais ñi nga xamante ni ñooy nit ñi nga xam ne dañoo bëgg dugg ci politique nañu dugg ci politique ñoo xam ne dañuy politique waaye ñëw soli dara di jaay sëriñ lu di tey wax xaala wala kasiran xamuloo ko dëng ñooñu boo demee tey ñoom ngay fekk ci hôtel yi ñoom ngay fekk ci auberge yi ñoo fii doxaan jabaru jàmbur yi ba pare wëlbati ko ci bu sëriñ xaalis doo nga leen tax a jóg di jaxase nag leader yi seen biir bu ñu demee ci responsable tey ni ko nangam dem ci responsable kee ni ko nangam foo jëm fekk leen fa la ñuy wax ak kee di jaxase te xaalis dong la ñuy wut loolu moo war a jeex kees dina leen détecté de man nag dafa am sutura soo xamante ne moom laa kii waaye kon dama naan la diw la waaye ñaaw na tey kaay ba xamal ne président naan na lépp te responsable yi comprendre nañ leen waaye nag njublang ñetti weer la weer wa nga ko defee weer wañ la naan ak weer wa ñëpp génn ci yow kon nañu toogaat sëriñ si ñu xam ne sëriñ lañ ñiy jàngale diine ñu xam ne jàngale ko diine ñiy raket ñu xam ne raket lañu Omar loolu fléau la boo xamante ne mi ngi bëgg a toj Thiès te war nañ cee wax. ak Sénégal parce que bu ñu xoolee bëri na tey ñi ngay dégg rek ñuy wax léeg-léeg mu am sax ñoo xam dañu rëccule ci alxuraan daal di juum jaxase aay wala jaxase lenn daloon na fi Idriss Seck mais dafa bëri tey ci langue gi maanaam ci biir Thiès ci biir Sénégal ci xumbute yi sax ci yenn xew yi da ngay gis ab xew boo xam ne day mujj nekk sax ab sabar gis nañ ko fi ñu wane ko ci Facebook naan ay cant yoo xamante ne dafa mujj nekk maanaam sabar. waaw xam nga diine moom diine rek day mën a doon l'islam moom na mu daan doxe ba tey doon lay doxee waaye man yenn saa yi nga dem cant goo xam ne da ngay fekk sëriñ bi toog sabar yee tege taalibe bi day fecc ba dakk sa ba ci sëriñ bi sukkutoon loo comprendre sabar la wala sëriñ la loolu nag ñi nga xamante ni ñooñu dañuy mbubboo yenn kilifa diine yi ci kaw ñoo war a def alerte parce que tey kuñ ci tudd sa maam nga mer kuñ ci tudd sa baay nga mer te bu ñu dee agression di def loo xamante ne ci lislaam la loo xam ne tegginewul yarwul ku ne pattiral kon ñi nga xamante ne ñoo ne ci kaw képp koo xamante ne yaa ngi def ci yoon moo xam yoon bu mu mën di doon la loo xam ne tegginewul war nañoo jël alerte ci yow war nañoo jël ay dogal ci yow tere la ko s'il le faut ñu bannir la génne la nga bàyyi loolu par force ngir lu bañ a tere jëne waaye xamuñu sëriñ la xamuñu ñu doon li ma la wax rek am na ci yoo xamante ne nag Omar foog ñu oser dem ba ci ñoom ni leen léeg ñii la nit ñi
ñi ràññee leen waaw. dénoncé leen waaw parce que da ngay gis rek léeg-léeg nga jékki-jékki dégg ñu naan la Serigne diw mais boo ko ñëwee mënu la woon daara mënu la woon ab imam mënu la woon ab jàkk mënu la woon ab juma mais da ngay dégg ñuy dem di wax yenn yi di dugg ci maanaam leader yi yenn responsable bañ naan sax président Macky Sall Thiès fii ñu nekk gis na ni bëri na ay sëriñ yoo xamante ne léeg-léeg da ngay jékki-jékki rek dégg leen ci palais mu nekk loo xamante ne nekk na léegi fléau ci biir Thiès parce que bëri na ñoo xam dañuy toog ne ñun de dañoo jaaxle ndaxte këru diina yi fi nekk tey ku fi génne kër Serigne Saliou Touré ku fi génne kër Serigne Khadim Lo Gaydel wala nga génne fi ki nga xamante ne rek moom mooy kër Serigne Saliou Touré mais aussi Thierno Abuja bi nga xamante ne Grand Thiès mais nga génne fi kër Ahmadou Ndiéguène nga génne fi kër Mame Cheikh Fall day nekk loo xamante ne day doy waar. waaw xam nga Serigne Saliou Touré représentant famille Cheikhul Khadim la fii ci Thiès waa kër maam El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène di ñu baax ñoo xamante ni ñoom ba ñu dalee taxawal gàmm loolu lu yàgg la te ba tey tabarkàlla macha allah daara yaa nga fa seen pencu maam jaa nga fa ñooñu ñu légal la ñu nit ñi xam ak sëriñ soo xamante ni da lay leer ni ñii l'islam la ñu liggéey wala ñu nekk ci yoonu sëriñ Touba bi di liggéey ñooñu tax ñu ñuy wax mais ñi nga xam dañuy sosoo foo xam xamoo fu nu jóge xamoo fu nu sosoo xamoo nu nu dikkee jékki-jékki rek sos seen sos yenn saa yi ñu ñëw lëmbe dëkk bi safu làmmiñ rek di xuppe di wax ci kaw ñooñu tax ñuy wax loolu moo war a jeex. loolu moo war a jeex mu nekk loo xamante ne lu leer nañu la mais tamit Diop dañuy gis ay doomu Thiès yi nga xamante ne dañu rey seen bopp di fi def ay teranga di jàppale léeg-léeg nga gis sax ku am ñeenti dërëm daay dajale jënd ay potu peinture tabax peinture ay juma wala ay jàkk wala boog sax nga gis ñu dajale ciment yóbbu ko ci yenn juma yi wala jàkk yi mais da ngay gis ku mel ni Baratal daal di yëkkat lu tollook lu jege milliard yóbbu ko foofu ci école mu Ndiaye Thiaw ak ñeneen Thierno Alassane Sall sax gisoon nañ ko ca 10e wala boog aslem du Dakar école boobu moom moo ko peinturaat mais tey am na doomu Thiès yi fi nekk yoo xamante ne mais dañ leen dëgg fu kawe mais du ñu gis seen poos du ñu gis seen loxo. xam nga boo xoolee Thiès ki ñuy jiiñ naan mooy 3e milliardaire wala 2e milliardaire au Sénégal Thiès a dëkk. kan la. xaritu président Macky Sall la. nee nañu fal nañ ko ministre conseiller am na fii teraanga donte sax amu fi kër mais kooku lan la defal président Macky Sall Thiès. te Thiès waa la ñëpp xam ko mu doon milliardaire man de gisuma Mbaye Gueye EMG de tabax na jumaa mi ngi jumaa ji ne fàng ci penc Madina Fall mais kooku lan la defar Thiès tabaxu fi hôpital tabaxu fi école bañ na ba géwélu Thiès yi sax da leen a xeeb du leen teral xew bu amee géwélu Thiès du fi départ dem am na nag ay dunguróom am na fa ay dunguru yoo xamante ne loo fi wax ñu dem nettali ji ko mais lan la defal président Macky Sall Thiès man bu ma président woo du renseignement généraux yi ñu ngi seetaan bu ma président woo woon téléphone man Diop communicateur ma ne ko diw mi defal la dara Thiès te milliardaire te yaa ngi ko jël def ko sawet du ko nekkal te defaru la fi dara tabaxu fi jumaa joxu fi don école dimbali fi nit ñi mayewu fi defu fi lenn lan la liggéeyal APR Thiès te pourtant président ko considéré def ko ci wetam du mu doon xaritam te am na ñoo xamante ne ñu ngi koy liggéeyal doon ñoo xamante ni seen alal ñu ngi koy jël di ko ci def te falu leen ministre conseiller defu leen dara te kooku mi ngi fi ba mu am yàgg na boobu Abdoulaye Macky Sall ñëwagul mi ngi fi ba tey yor ay teraanga yu dul jeex te defalul dara Thiès man de gisuma fi école am gisuma fi jumaam gisuma fa daaraam gisuma lenn lu mu jàpp. mais fa mu dëkkee mbaa am na ay jumaa ki daara rek. déggoo li ma la wax gisuma ko fa. amu fa mais gisuma ko boog xëy na la koy def ci waaye man de gisaguma ku ne moo fi def lii lu ñëpp mën a teg ci benn fier ci en tant que Thiessois. très bien dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne moom mooy ndogu yi ci weeru koor da ngay gis marmite du cœur dañ ko fi doore woon ay kilifa daal di ko fi doore yàgg na dañ ciy jaar sax ci Cheikh Tidiane Mbaye bu Sonatel à l'époque moo fi créé woon li ni mel am tamit ñoom Gallo Thielo ñi nga xamante ne ñoom it dañu xooloon ni weeru koor weeru jaamu yàlla la ñu koy def di def ay maanaam ay ndogu ci biir quartier yi pour rek jàppale miskin yi li ñu mel ci Thiès dañoo dem ba dugal ci ay dóor. waaw damay dellusiwaat sax ci marmite de cœur yooyu. xam nga Sénégalais yi lépp loo indi teg ko version yi day wuute marmite de cœur yooyu yow xam nga baax li ma lay wax lu ne dégg nga ko ca. ñu mujj gi ñu naan nangam ak sàngam ndax lekk gi wóor na ndax amul luñ ci def sénégalais looloo ni may en général dañ koy remettre en cause di ci douter. yaa ngi ma dégg mujj gi marmite kër yi mujj gi dem na ba nit ñi dañuy ragal a lekk te moo ne sax mën naa amaana dara lu ñaaw te fa amu ci fi sabili laa la woon mais nit gëmulu loolu
tayit man gëwuma Marmite du Cœur yi ñuy togg di ko kii ñu toog Marmite du Cœur bi ñu ko par exemple bi ñu ko defee promenade des Thiessois ñay togg ak ña koy lekk soxlawuñ ko taa am ñaata nit ñoo dëkk ci Thiès doon ñoo xamante ne ay gor lañu xëy na rus na noo wayaan wala xëy na rus na noo ñaan wala xëy na rus na noo yalwaan toog di ay pauvre nit ñi xam ne nga mën cee recenser tey lan moo tax dajalewuñu Marmite du Cœur yi dugal ci kër yooyu jox leen ko nit ñi dañoo ba ngistal gi nanu bàyyi ngistal gi néew ba ca promenade de ci soir rey nag waa Marmite du Cœur filmé ku ne participer am na ñoo xamante sax li ñu ci ama ëpp lañ ca fere waa Marmite du Cœur ñaata lañ ci daan am est-ce que def delloon nañ lépp ci askan wi te mbana ceebu yàpp 25000 la koy def bu la mairie ab mbana ceebu yàpp boo amee yàpp 25000 togg na ko. très bien yaa ngi may dégg nañu bàyyi yooyu yëpp ay moo tax gis nga sénégalais li ma la wax rek njub la ñetti weer la weer wa nga ko defee weer wala gaaya naan rek weer wa ñëpp génn ci yow Marmite du Cœur yu bari tey ñu ngi koy bàyyi. ñu ngi koy bàyyi. sax nit ñi dañoo commencé jëlal seen bopp. di leen jébbal am na ñuy def lu baax sur le plan social di ko def en cachette di dimbali ay nit man ànd naa feeg nit mu yeb ci otoom xaalis bu bari ma koy dicté. dama la koy wax sax muy Cheikh Diouf Kramex. Cheikh Diouf Kramex. man ànd na ma ak moom mu yore ay teraanga ñuy wër kër ay pauvre mu leen di dimbali tey laa koy soog a wax ba xaalis bi jeex mu dem këram yooyu mooy social te man leer na ma ne ñoom ko joxoon soxla nañ ko. alors très bien Diop dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne nekk na xew-xew bi gën a mag bi nga xamante ne Thiès fii la xewee ci stadium bu Lat Dior moom Ahmed Saloum Dieng Nassourdine nekk président bi nga xamante ne moom moo yore la jeunesse musulmane tey concours récital Coran bi nga xamante ne sous régional la maanaam Guinée Mauritanie Guinée équatoriale dëkk yi nga xamante ne daal ñoo ngi nekk fii dañ ñëw nañ daje fii ci Thiès rek ci récital Coran boobu li ni mel kilifa yu bëri ci biir Thiès teewoon nañ fa. waaw muy lu ñuy rafetlu parce que man alxuraan ak diine luñ ci woote rek dañ koy rafetlu dañ ciy kontaan waaye nag am na lu naqari Nasser nag. waaw ca. muy RTS mais wax gis nga Nasser Racine Talla. c'est la unième fois ñu koy ŋaññi. ca Canaba. Canaba taxaw naa sëriñ bi mere ko. ci ñàkk a jël parce que Nasser keroog la mu wax dëgg la. bis gën tëray alxuraan guddeeg bëccëg festival di riir gii alxuraan a këpp doole saa yu xewee Kaolack ay caméra yu bari la ñu jël envoyé ko Kaolack def ay ñetti fan néew ma festival parce que divertissement rek la mais lii diine la c'est très sensible ni ñuy favoriser la ñu war a favoriser ñëpp même gis nga gëdd gi ñu war a jox. mais est-ce que festival du riir jaaruñu ci service commercial yi parce que am na ci loo xamante ne communication la Diop. ban service commercial lii di communication xale yi tere alxuraan. population bi teew ñu xamal leen seen diine jàngal leen seen diine loolu de communication. muy concours bu rëy mais nañu bàyyi loolu RTS télé national la tey ji kaay ma xamal la gis nga affaire Nasser bii bu jege woon élection RTS ñëw. maanaam lépp politique la ministre de la république doon ñëw. mu topp ko. man dem naa fa ay manifestation yoo xamante ni gën a rëy bisu alxuraanu Nasser bi te fekk nañ fa RTS yoo xam nga li ma lay wax bu baax. waaw mu ngoogu nag nañu na Racine Talla na ubbi télé bi tukulóor yi rek moomuñu ko. Diop tukulóor laa de. waaw boo dee tukulóor nag mais tukulóor yi rek moomuñu ko. alors voilà Diop dañ ciy ñëw rek wax nga ko sànq Ahmed Saloum Dieng rafetlu wul taxawaayu RTS ci li nga xamante ne rek moom mooy manifestation yi nga xam ne dafa lambo dine rawatina fii ci biir Thiès mais tey bu ñuy wax rek dañuy wax ci Ousseynou. bind naa fa benn lettre. mooy ci forum de l'émergence bi nga xam ne moom la ñu amaloon auditorium. mais duñ la faale sax. très bien Diop Ousseynou Diouf coordonnateur u pôle bi nga xamante ne rek moo polarisé quartier Carrière ak Croix-Rouge ak Escale maanaam tey gis nañu ak Cité Malick Sy su ma juumul gis nañu mu organiser fa conférence boo xamante ne keroog conférence bi nekk na conférence bu rëy mais également mu parrainé ko Augustin Tine ministre des forces armées coordonnateur départemental bu APR li ni mel kilifa ya fa teewoon Diop docteur Pape Amadou Ndiaye di PCA bu FONGIP est-ce que mën nga ñëwaat ci xew-xew boobu. waaw xam nga docteur Pape Amadou Ndiaye moom ak Ousseynou Diouf ñoo bokk pôle bi. keroog fa la nekk ba tas ba yëf yi tas waaw soriw ko benn yoon docteur nag ñu koy nuyu ko baax la te itam am na lu mu servir mais nañ ko joxaat gëddam nañ ko gën a jox place am nañ ko gën a dooleel parce que am na njariñ ci parti bi am na njariñ ci APR
te am na loo xamante ni nag tabarkàlla mën na ko apporter bu baax a baax man toujours loolu laay wax li ko président jox d'accord c'est bien mais na ko gën a dolli gën a dooleel ñi nga xamante ni ñoo nekk ci APR di ko jàppale Ousseynou nag keroog woote na def ko pôle bi nga xamante ne moom la coiffé muy Escale Croix-Rouge 10e ak li nga xamante ne mooy carrière woo jigéen ñi ay ñoom honorable député Ndeye Fall ñoom ñëpp teew fa waaye mobilisation bi nga xamante ne moom laa gënoon a bëgg tey waa APR gën koo gën a mobiliser waroon na fa am mais xëy na peut-être li nga xamante ne mooy xew-xew yi am bari woon. ak ndogu républicain la nga xamante ne mooy ndogu républicain bu bi nga xam moom la ñu organisé woon ci résidence d'habitude ci jeunesse APR loolu tax na xëy na bu pare ñoonu gënoonu concentré foofu que ñëw nit ñi sax boo xoolee léegi mbirum politique yi la ñu gën a mën a dajaloo que mbiru religieux waaw loolu xëy na peut-être moo xaw a gàllankoor mais Ousseynou am na ci réussite totale parce que lañ ca waroon def lépp def nañ ko te gis nañ ko. noo gisee caravane Oustaz Ibrahima Faye bi nga xam ne moom daf koy def weeru koor wu jot. ñu ngi ci njeexantal bi yàlla dogalul ma fekke ci benn yoon. dégg naa Aminata Touré ñëw na. waaye dafa am loo xamante ne dañ koy ruumandaat ci APR. jëm ci Ibrahima Faye Ibrahima dinaa ko signaler tey. professeur Ibrahima. parce que ñoom def nañ benn tournage film. boo xam dañ koo def sur sëñ Sidi Muxtaar je crois. sëñ Sidi Muxtaar Mbacke radiyallahu anhu. dafa am benn kilifa APR bu ma toogal. mu ni ma film bi 51 minutes la xaw ma 52 minutes. su ma juumul. fii lañ ko. promenade de Thiès wa. tudd nañ ci Abdou Diouf. tudd nañ ca Senghor. wane nañ ci Ablaye Wade wax ca la mu jëf. film bi 52 minutes nañ ko tegaat amul fenn foo xamante ne tudd nañ ci lenn ci Macky Sall. loolu lu muy wundu Diop. non man xaw ma lu muy wuntu man dama la. film ba daal turu Macky nekku ci. Macky newu ci. waxuñu ci lu Macky jëf. ca Senghor daal ba Wade. fa la yem. wax nañ ci. mais amul fu ñu ci tuddee Macky Sall. kilifa googu nag man bu ma Ibrahima jëlee. wala bu ma Ibrahima laajee ma ne ko diw mii la. metti na loolu. naqar na loolu. te affaire bi dafa doy waar parce que boo nee Touba ñu la Touba dañoo contre Macky Sall. bu film boobu amee réalisation. ñu wane ko te amul fu ñu ci tuddee Macky Sall malgré Ila Touba baa ngi nekk en chantier day xaw a jaaxal ñooñu moo tax mettilu nañ ko Ibrahima itam je ne sais pas. est-ce que waa APR ak caravane bi waa APR saf nañ ci sàpp ndax président indi na ci soutien ndax jàpp gañ ca war a jàpp na ko loolu c'est une question man parce que yàlla dafa dogalul ma am chance su fekke caravane yi mais bu fekkoon fekke naa ko ba gis dinaa ci woon gën a commenter xaw ma nag yow vous avez la chance de. très bien si assisté naa ci projection bi. noo ko gisee waa APR saf nañ ca sàpp projection bi wax nga dëgg parce que waxuma sax APR saf na fa sàpp waaye xam naa ni c'est une grande première parce que mobilisation bi ñu ci doon xaar ñëwul. mais Bougane Gueye Dany mi nga xamante ne moom moo yore mouvement gëm sa bopp moom jëmmal na ko ak Serigne Assane Gueye laay gis nañ ko fi gis nañ fi tamit yenn kilifa yi nga xamante ne xam naa ni xaw na yàgg lool mais dañuy ñëw ci kàddu yi Alioune Sow di maire bu Thiès Ouest yëkkati ginnaaw rek bi ñuy duppee rue 13 bu quartier Carrière di ko duppee El Hadj Ahmadou Dieye mi nga xamante ne moo yoroon fondation bi nga xam ne rek moom lañ tuddee fondation transport Dieye ñu gis ni Alioune Sow yëkkati na fa kàddu yoo xam ne Binta Fatim Dieng bi nga xamante ne dafa fare ci parti socialiste mais également nekk directrice bi nga xam ne rek moom moo yore pouponnière Sourire Bébé fii ci Thiès Est moom yëkkati na ay kàddu daal di ñaawlu ñu Aliou Sow nee na pouponnière amul Thiès kon war nañoo jël suñu alal pour jéem a tabax ab pouponnière parce que Aliou Sow yëkkati na ay kàddu sax di jël seede nee na am na ab malade mental boo xam ne jigéen la amoon na fi doom nee na doom ji keroog moo ko jël yóbbu ko ba Kaolack ci pouponnière boobu kaddu yooyu nga xam ne moom Binta Fatim Dieng nee na bii mooy ñaar ba ñetti yoon muy dégg ci ay cérémonie officielle Aliou Sow di ko yëkkati te nee na Aliou Sow bi ñuy inauguré li nga xamante ne mooy pouponnière boobu Aliou Sow teew na fa li nga xamante ne moom ànd na fa sax ak ay partenaires def ay remise de dons kon li ni mel neen daal kaddu yu ko jaaxal la. waaw pouponnière moom am na Thiès. Binta Fatim Dieng ubbi na pouponnière tudd ko Léopold Sédar Senghor mais c'est à même pas 100 mètres ci ak maire yi Aliou Sow inauguration boobu je me rappelle très bien monsieur le président Ousmane Tanor Dieng moo ñëw ubbi ko Binta nekk fa xam nga problème bi mooy ni ko Aline plaindre que ni pouponnière amul Thiès amul benn soutien bu mus a jógee ci autorité bi Thiès dem ca pouponnière ba man boo yëguma ko
Binta nag doon jigéen ju jàmbaare de œuvre ci AMD association malades mentaux def fi pouponnière mais est-ce que waa Thiès daan nañ ko jàppale nañ ko ndax autorité yi Thiès jàppale nañ ko ndax waa APR am na kenn ku fa mës a teewal président Macky Sall wala mu ñëw au nom du président Macky Sall def na servir le Sénégal bu bare Faye Sall est-ce que ñëw nañ fa mais Binta aussi ak li ñuy wax année sociale. Binta pouponnière baa ngi dox am na pouponnière mi ngi ciy liggéey. mu ngi ci 14 ay xale yoo xam ne 14 lañ. dañ ko gën a jàppale. Aliou Sow dama koy invité. xëy na mu defaat déclaration. xamal ne am na pouponnière bu fi nekk en cours. mais xëy na méttuwaay ak aide yañ ko war a defal amagu ci. ñu jàppale ko déclaré bu mu defaatee sax ñu xool ab terrain bu yaa pour mun a abriter pouponnière bi. Modou Khoule nee na ma man Modou Khoule nee na ma dina may Binta Fatim Dieng terrain pour ñu jëm faa tabax pouponnière ñu ngi koy séntu nag waaw. très bien dañuy ñëw rek ci ndogu yi nga xamante ne Touba Peykouk ñu bëri fàtte woon nañ ko mu nekk fii ci commune bu Fandène Mariam Diop Sylla di présidente directrice générale bu Dabi Group moom deewoon na fa yóbbu fa ay ndogu yu am solo Diop yaa ngi woon ci délégation bi. waaw muy ay ndogu yu am solo keroog moom ginaar laata na fa pain au lait ya bari na meew ma bari na tabarkàlla couscous marocain gi yéen tukulóor yeeg séeréer yi bëgg ngeen ko lool. mais ñun lekk ñu si Diop. d'accord waaw waaye bëgg ngeen ko lool waaye xool ngeen ko xool bu rëy mu def ko fi nga xamante ne mooy Fandène nag bu fa duggee non Peykouk sa xel day dem ci Fandène ci commune rurale booloo monsieur le ministre Augustin doon maire ba Marème sax ci kàddu wax na def na ko ngir mbokk ak kóllëre goo xam ne ay waajuram seqoon nañ ko ak waa Peykouk waaye da koo def ngir Augustin Tine le ministre des forces armées monsieur le ministre nag nee nañ ma rafetlu na ko lool kontaan ci li nga xamante ne moo. parce que ñun laata ñuy ñëw sax fekk nañ fa ay ndaw ministre bi. waaw ndaw non. fekkoo fa ndawu ministre bi dafa am kenn ku bokk ci conseil municipal maire ba ma nga fa woon waaye ministre rendre nañ ko compte lam ca war a yëg-yëg toog rafet lu ko kontaan na ko ak yu mel noonu dafa jara amal mais am na loo xamante ni nag seddu naa ko mais Peykouk maladie boobu ñoo wax parce que disparaître na daanaka bi wax disparaître parce que bu njëkk ñu ngi doon wax ëppoon na junni nit maanaam 1000 mais léegi nee ñu dem na ba léegi c'est moins de 100 mbir ma sunu benn malade manto ko xaw a yàq toor lool waaw gis nga sëñ Baye Cheikh Tidiane di wax di Baye Cheikh Seck bu muy xut bu muy conférence. waaw sunu waaja moom toj na fa waaye waaja na mu fa mu daanee la baaxul naa yem foofu nañ continuer. voilà Diop kon dañuy ñëw rek ci docteur Papis Ndoye ñëpp xam nañu taxawaayam ci wàllu social maa ngi fàttaliku bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a initié consultation médicale gratuite fii ci biir Sénégal rawatina ci Thiès parce que en l'an 2000 la ko daan def foofu ca taaxi kaw ñu bëri demoon nañ ko docteur da ngaa dof li ngay def da ngay sànni sa ala moom docteur Papis Ndoye mu dëkkee nag ci quartier Somme ñu gis ni foofu basam la yëkkatiwaat na li nga xam ne rek mooy social mais bi pa dafa def consultation suivi de ndogu mu jagleel ko taalibe yu nekk fii ci Thiès. waaw moom ku ne xam na ko ci social ku ne xam na ko ci li nga xamante ni mooy jàppale ak dimbali waaye dafa am loo xamante ni dama ko seetlu docteur Papis Ndoye adhéré na. adhéré na fan. adhéré na bokk APR. maanaam ci mouvance présidentielle. waaw mais gis nga dafa am loo xam dama koo seetlu APR dañ ñoo jiiñ dañ leen a jiiñ boo wax mu la APR dañoo mais googu dafa mel ni ba tey mi ngi fi waaw nañu bàyyi gi Papis ku am mbooloo la ku mën a liggéey sur le plan politique la mais nañ ko war a yaatal dëgg ci APR yaatoo ko. maanaam poste yi ñoo dul wadd quoi. je ne sais pas waxuma poste yi mais Papis ñaata manifestation nga ne APR yëpp daje doo gis Papis Ndoye est-ce que ñu ngi koy informer à temps est-ce que mi ngi yëg ni mu war a yëgee gi ñuy APR nañ ko bàyyi ñaata ni dafi bokk seen créer seen mouvement dugg mais da ngay gis dañ leen xatal. loolu nag APR dañ leen di jiin loolu lu am la nañu ko arrêté. kuy wut bëgg a booloo tey nañu war a dëgër ne bu ñu naxante. xam nga yii moo taxoon folliku yu bari am ak déception yu bari di am. da ngay yaakaar ne à 100% mënal nga sa bopp. Abdou Diouf dem nañ ba ci biir président Macky Sall ni koy informer nañ koy wax dëgg gi ni mu demee.
di ko wax les bonnes informations Abdou Diouf li ko gën a yokk daaneel demoon na ba au dernier moment boo waxee ñu daan la man de yëguma ko woon wala nii parce que information yi dul clair nañu booloo te yaatal te ubbi buntu yi gagné guñu à 100% de. très bien Diop dañuy ñëw ci li nga xamante ne rek moom mooy réforme yi nekk en cours maanaam ci wàllu transport parce que gis nga ni lu bëri jàppe nañu accident yi am jëye yi di am ba nit ñi di si ñàkk seen bakkan ñenn jàpp nañu ni maanaam ci wàllu yaradiku la waaye tamit ci ñàkk xam li nga xam ne mooy code de la route ba tax na am na ay kuréel yoo xamante ne rek daje woon nañ ci ab CRD ci gouvernance bu Thiès di ci waxtaan pour rek xool naka la ñuy gën a améliorer li nga xamante ne rek moom mooy le secteur du transport ci wàllu surtout discipline ci côté kii routière bi. waaw nañu defaraat tali yi d'abord xam nga Ila Touba yi autoroute à péage yëpp baax na mais nag Omar nañu defaraat tali yi nag ba xoolal biir Thiès da nga fiy dugg mais oto yu bari xoolal diggante maire yi ak raay ba ni muy xatee à partir de 16 heures benn oto du bouger man miy jóge fii di ñibbi zone nord Kër Seyib xam nga bu baax li ma lay wax doo jàll ñu bari ci tali bi la ñuy doge moo tax ñi def ndogu ndeysaan di jibbaleen sax baax na fi parce que ñu ci bari nag bu la dog naree beet sax ñu jox la sax nga dog wala ñu jox la café nga naan loolu lu ma rafetlu la parce que xale yaa ngi ciy liggéey bu am solo nañu xoolaat tali yi te it policiers yi nga xamante ne ñooy monter ñu génn di régler circulation bi ñu ngi koy ñaan commissaire di ko ñaan ki nga xamante ne mooy yor transport urbain ak commandant bi nga xamante ne moom urbain nañuy génn di régler situation bi ku warta gaare foo warta gaare ñu dindi ko te it marché Moussante xoolal ni mi mel marché Moussante dafa waroon a nekk sens interdit allée bi nii mooy dugg ku bëgg a génn nga génn ci kër Girital Mbaye loolu buñ ko defoon tey jii dootul am embouteillage dina wàññeeku ñu koy ñaan bi ci des mooy tableau bale nekk fi nga xamante ne mooy buntu crédit agricole xaw ma nu mu tudd boo paasee li nga xam mooy intersection bi génn ci Sonatel bi am na benn tableau boo xam dafa baare tellement tali bi ba oto yi ñu ci bari bu ñuy génn du ñu gis li nga xamante ne mooy ñëw si kanam. war a publicitaire bi dafa jege tali bi war nañ cee wax nag parce que mi dina fi créé jéewaaloon ñu ngi alerté préfet nag xam naa ko moom Fodé ku am fulla la na ñëw inspecté ko booy génn doo gis ta je ne sais pas lan moo tax privilège boobu ñu am ko nañ ci xoolaat nañ ko fa jëlee mais dina indi musiba de. lu bees tàkk mu ngi ñëw ci Thiès Info ak Thiès TV maanaam émission feeñal maanaam dañuy xool loo xam ne dafa làqu woon ñu daal koy làkkarti ki nga xam ne rek moo ci nekk mooy Kadia nee ñu moom mooy def boobu émission daje woon na ak Aïssatou Fall Diarabi mi nga xam ne styliste la ñoom gis nañu taxawaayam ci li nga xamante rek. dañuy feeñal lu baax wala dañuy feeñal lu baax. Diop feeñal lu baax la ñuy feeñal. lu baax rek la ñuy feeñal. buñ doon feeñal buñ dee feeñal lu bon de li yàlla. kon Kadia donc. waaw Kadia del feeñal lu baax rek. lu bon moom jar feeñal dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne bon dañ koy wax maanaam buzz la bon comme ni ñu koy tuddee rek Wally Seck dafa ñëw ci li nga xamante ne moom mooy keroog bi ñuy duppee rue 13 boobu bi ñu koy duppee fondation Amadou Dieye moom Wally ñëw na fa Ablaye Dieye mi nga xam ne njabootu kii la. xam le ni ñëw na fi dafa ñëw keroog. yaa def interview bi maa ko def interview dafa ñëw keroog en tant que frère. parce que ku ne xam na diggante Ablaye ak diggante Wally ay xarit lañu ay doomu ndey lañu man xanaa xamoo ne Omar Wally du ma sàllarlu fu ma gisee ndijaay rek la may wax barke yonent bi ndijaay rek la may wax daf ma bëgg ndijaay rek la may wax mais loolu lépp bu ma ko amee ci moom. grâce à Ablaye Dieye man famille bi yëpp ñoom Koli ñoom Cheikh ñoom Papet Ñambeeg ñëpp ak seen mag yu jigéen ñoom Ndeye Astoog ñëpp ñu ngi leen di nuyu defal ndànk keroog cérémonie bi gis nañ taxawaay bu rafet mais Wally dafa ñëw en tant que frère en tant que xaritu Ablaye loolu la wax sax ni ma damaa ñëw en tant que frère te loolu lépp Ablaye moo ko waral muy doomu ndeyam mu ñëw gisoo ñëwul wayul deful prestation keroog sax gis nga ay xasida alxuraan lañ fa doon yëkkati waaye kenn wayu fa dafa ñëwoon en tant que membre de la famille koo xamante ne Ablaye doomu ndeyam la mu ñëwoon looloo taxoon mu ñëw ci cérémonie bi. mais li mu soloon nu mu tudd. kan ci lu mu soloon. Wally Abidjan la sol Getzner. waaw Getzner la sol waaw. lan non Wally Getzner la sol boo xamante ne dañ koo ñëw près du corps nañu bàyyi jàmbur bi. di sellal ci weeru koor gi ah. dafa sell sax waaw ma bàyyi faal la yow tam nag. voilà ba pare nag may fa xaas bari nag. waaw déet da koo def ku def teraanga dañ koy wax. teraanga dañ koy wax. xaalis bu bari la jël daal ne ma séddale ko géwél yi. ah bon waaw ñaata. waaw déet jaru ko demal rek. man xam ne tuddoon nga ko de mais bu Wally bi tuddoo ko de. waaw mais Wally daal xaalis bu bari may na ko ne ma jox ko géwél yi.
kon nag géwél yi déglu di seetaan ñëw leen ci Diop mu jox leen seen wàll ci waali gi parce que ci kii famille Dieye joxe nañ pour famille Dieye moom toj na géwél yi parce que dañoo xam nga gars yi ndeysaan géwél yi dafay xaw a métti da ngay gis koo xamante ne da ngay ñëw wàcc dugg sa oto sax ñëpp ay géwél lañ man loolu ma jaaxal Diop loolu laa la bëgg a wax loolu ma jaaxal xam nga gis nga Omar nit ñi nañu wuti métier gis nga wayaan du métier et puis dañuy yàq sax son yi waaw wayaan du métier benn mënoo ni du ma wut lenn lu may yëngu chaque jour maa ngi calculer ku ma war a seeti mu teral ma wala fu war manifestation war a am ma xaar mu tas ma koj gaay yi seeni oto ñu jox ma loolu du métier loolu taxul réew mu dem da ngay perdre sax sa dignité man gis nga li may gis nii du ma dem fuñ ma woowul du ma dem fuñ ma woowul c'est la classe hein waaw du ma dem fuñ ma woowul te tey géwél yi aussi tam war ngaa mën a mel noo xamante ne bu la nit ki xool sax du la may lu bon man ñemewuma dem waaw non ay ñaar téeméer sax alala mais da ngay comporté woon noo xam ne ku la gis dina la yéene fukki junni wala mu yéene la ñaar fukki junni may la may gu baax non du question de gis ne sax mën nga ko bañ a am mais nga solu correct du gis ne rek correct nit ngi sañ sa mu rafet loolu correct te du doon gis ne te itam ñu bañ di poñe ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wayaan mais di saqatal géer ërtal ko ba ci otoom du xam li muy wax loolu dafa rafetul tey comportement yi la yoo xamante ni xale yu géwél yi léegi man gis naa ko ñoom te neexuma ñu def benn bolok wóolonte man gisoo keroog su ma la ma defoon boo ko deful woon musiba tapp ma bañ ma joxe xaas ba ca publiquement laa jël rajo ba ni leen mayee nañ fi temps 200 000 mi ngi fii géwél yi yéen a ko moom bu ngeen paree ma ñëw jël bind liste di leen ko rappel di leen ko jox ba mu jeex tàkk. nekk ñaata la am Diop. ku ne jox naa la junni. on avait 40 et quelques papi ak Ablaye ñoo ma complété mu gën a bëri ba mat presque 250 bi ku ne jox naa la junni 46 géwél liste baa ngi fi ku ko wet di ñëwal. kon 46 géwél ñoo nekkoon ci manifestation bi. mi ngi fi ak sama tur waaw. alors très bien kon ngénte bi jar na maanaam ngénte tur boobu. waaw mais tuddee nañ ko nag ku am jom. waaw tuddee nañ ko mais Diop foofu mun nga fa ñëwaat ngénte xaw ma nu ñu koy waxee. bis du tuuti borom lay tolloo loolu dëgg la mais famille Dieye. action sociale yi def parce que dañ ciy ñëwaat. waaw non ñooñu seen papa nag dafa mérité rue bi ñu ko tuddee tonton Amath Dieye man yàlla dogal na bi muy génn àddina ak bi muy nekk ci Thiès ak ci jamonoom booba xale bu ndaw la parce que boo xoolee man papi su ma maasawul ak moom ay li ma koy mag a bayo bi nga nekkee xale daawoo porox ndol man maanaam timide woon man lu bari loolu ma jaaxal moo leen jaaxal j'étais tellement timide daaw ma wax foo ma gisee maa ngi bokk sama rukk moo ñu bari bi ma nekkee communicateur rëy làmmiñ ñii di wax da leen a jaaxal surtout ñi nga xamante ne ñoom laa bokkaloon classe dañ may woo téléphone yenn saa yi naan ma waaye yow Diop man mënumaa gëm ni ki yow la parce que bu ñu musaan nekk classe yow ci ruq ba rek ngay nekk toog rek kalu benn place mais xam nga deret dafa foor waaw deret dafa foor laf la cat donc loolu ci deret bi la nekk dañuy ñëw rek ci Seyful Islam ñu duppee ko Idriss Ndiaye moom mi nga xam ne badar bi mu def fii ci Thiès ñëpp moom la ñuy waxtaane ba bitim réew di ci profité di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci bitim réew di nuyu ñëpp mais vraiment ñu bëgg rek Diop nga ñëw ci Seyful Islam li nga xam ne taxawee na ko ci miskin yi surtout. waaw man nag dégg laa ci am. parce que yàlla defagul ma am chance su. jàkkaarloog moom yàlla dogalu ma am chance su teew ci badar bi. mais dégg naa lu ne def na ko. non seulement bis bi bu ñëwee day woo dëkkandoo ak way ñàkk yi nga xamante ne ñoo nekk aux endroits ak progéniture am ñëpp mu jàppale leen dimbali leen ci ay ginaar yoo xam da koy paqueté jël ay ndax leen ko jël alalam maye ko ñu ngi ma koy wax nag mais man am na benn jour parce que bi ñu koy sargal li nga xamante ne mooy sargal nuyu de l'internet bi man ci laa njëkk a gis délégation bi nga xam ne moom la ànd ma gis ci ay homme de valeur sëriñ bi nag maa ngi koy dégg naa mbaaxam dégg naa ay jëfam yu baax yàlla dogalu ko ma jàkkaarloog moom waaye loolu nga xamante ne moom la def ci Badar parce que Badar nag bis la boo xam dafa jar a fàttali ku dem fi nga xamante ne mooy Makkatal Mukarram visiter li nga xamante ne mooy ziyaare ku lu ziyaare yi nga xam moo fay am xam ne Badar lu amoon la. lu wér la loo xamante loo xam noo doy waar xam nga boo demee Makka ci ngay gën a comprendre l'islam
ci ngay gën a comprendre l'islam. sacrifice bi ñu defoon. waaw yi ñu defoon nga gis. fañ toll mu tëdd. nga gis ñaari montagne yi jamono yonent bi ca xarit Uhud ba. nga mu leer la ni jullit yi ñu ngi woon ca kaw. Uhud ak yooyu. waaw jullit yi ma nga woon ca kaw ñi ngi suuf bu leen wàcc montagne comme ni leen ko yonent bi expliqué woon. da ngay gis réalité boo. plan de guerre bi da nga koy dundaat. très bien da nga koy dundaat mu lay leer ne lii lu am la woon loo xamante ni jarta càggaane kon bu ñëwaatee fàttali na xare Badar googu xattal day gënoon ñaaxaat jur ñu daw parce que communication la ak action boo xamante ne day ñaaxa nit ñi ci li nga xamante ne mooy seen histoire. ba pare rey fa ay gëléem ay nag séddale ko mais ñi fa teewoon bokk na ci Mor Gueye Sopp Nabi moom teew na fa ak ay ñi nga xam ne rek ay député lañ ay wëlëreem ay kilifa yu bëri teew nañ fa mais dañ koo gën a ñaax mu gën a taxawaat parce que gis nañ ni moom modèle bi nga xam ne jël na ko lenn daal laa xam ne wax nañ ma ko sëñ bi te su ma sañoon mu gën a kubbi mais dafa xaw a jafee gis bu dul ay jours yu mel nii dafa xaw a jafee gis tey ji boo tëboon bëgg a seet sëñ Idrissa Ndiaye foo koy fekk ndax boo demee di këram di nga ko mën a gis facilement man daal bu mënoon a gën a ubbi buntam tuuti ci liñ koy ñaan rek gën ñoo faciliter accès bi ci moom ñu gën a mën a xam nu ñuy communiquer ak moom nu ñuy mën a waxtaan ak moom pour gën di ko mën a laaj gën mën di ko xam dina ci baax mais à part loolu Badar la ëpp lu muy génn wala yenn bis yi nga xam da ciy am xew-xew te yooyu day xat. Très bien donc kon sëñ Idrissa xam naa staffam bi ñu ngi koy déglu surtout communicateurs yi ak ñi ni mel. pour rek bëgg naa ko rencontrer parce que am na yu bari yu ma bëgg a échanger ak moom. voilà très bien dañuy ñëw rek ci mondial 2018 dafa mel ni yaakaar am na parce que bu ñu xoolee match bi nga xamante ne rek suñu gaynde yi jàkkaarloo nañ ak waa Corée ñaari bal ci dara la. waaw ñu ngi dundee yaakaar de. cat daa gaaw de. dundee yaakaar man nag maa ngi ñaanal bu baax parce que ki nga xamante ne mooy ministre bi yoree wàllu sport bi dafay nit ku baax doon nit ku intègre. fu ñu toll ci stade Lat Dior bi. waaw nee nañu dinañ ko inaugurer avant 2019. mais Diop loo xam ne gisaguñ fa dara. waaw promoteur. parce que man ana Mbaye Faye. laaj naa la ko pourtant moom yëngu woon na fi. Mbaye Faye yëngu woon na ba jukki mais Mbaye Faye daa jékki-jékki rek déggatuñ ko man je ne comprends pas. waaw te moom moo il paraît mooy entrepreneur bi nga xam ne mooy yoroon construction marché stade bi mais stade bi nag bu pare woon tey dina bokk ci li gën a dolli Thiès waay espoir. très bien dañu ñëw ci Maodo Malick Mbaye lu musul am maanaam bon du ñu ne musul am sax mais Maodo Malick Mbaye gis nañu ay militant wu gëm sa bopp di mouvement yi mu yore. ak waa AFEC yi. ñoom ñoo taxaw jox ko ab ndogu. waaw muy bis boo xamante ni Maodo Malick Mbaye képp rek dong la woon parce que moom lañ doon sargal. xam nga sargal boo xam ni dañ koo bett. keroog Maodo dafa dëgër rek waaye kon sax ndeysaan rangoñam dina dal ci dënnam ndax contentement man bi ma ñëwee moom ñëw na ba toog comprendre gul woon sax à 100% lan la jigéen ñi nar a def mais jigéen ñi nga xamante ne ñoom la àndal muy ay avec doon ñu waa mouvement bi ñoo wëlbatiku indi ay teraanga di sargal Maodo Malick Mbaye muy lu daw yaram Maodo nag di ku jar a sargal man nag bu ma waxee ci Maodo dañ maan ma sa nit la sama nit la gaa mais dafay nit ku intègre nag koo xamante dama koy faral di wax ku ne kenn naatablewul bëgg Ceesam kenn naatablewul socialam kenn naatablewul li nga xamante ne moom lay défendre di ko jàppale président mi nga xamante ne moom lay jàppale di ko liggéeyal soo yaay nekkee ci débat nga sigg kon kooku bu ñu ko sargalee mel na ni Sénégal la ñu sargal mel na ni Thiès waay yëpp la ñu sargal. Habib Niang di président mouvement ànd ak Habib Niang pour soxali Thiès moom it yëkkati na ay koppar yu takku ci wàllu suukar ak tàndarma ak meew ak yi maanaam jumtuwaay yooyu yëpp daal di koy jox li nga xam ne rek mooy askan wi rawatina waa Jaxaaw moom Habib Niang mu taxaw ne moom daal la mu waxoon ci langue politique ba mu sooboo neen dafa ñëw pour jële fi ndóol. waaw fulla rek la am bay ci say wayu tànk bu déparé loolu nga xam ne moom la jëf defee ko doore ko fi nga xamante ne mooy fa la dëkk di waa Jaxaaw nag ñu bëgg Habib Niang maa séeréer la ñu ànd ak moom la ñu parce que da ngay ñëw ci manifestation mais bu Habib mobilisé waa Jaxaaw bu ñu ànd ak moom sax nga xam ne mbooloo maa ngi ci ginnaawam de def na lu am solo nag yu mel noonu ñuy ñaan képp ku ko mën def ko ci bis yu mel nii waaye nañ koy gën di jox nag ñi nga xam ne ñoo ko gën a yell lool mooy way gi ñàkk gi man ku ma jox paquetu suuk ak tàngana nag maa jox rek waaye tabarkàlla yàlla xañu ma ko mais am na ñu ma ko gën a soxla nañuy recensé di xool ñi nga xam ne ñu gën a ñàkk gën koo soxla ñu leen koy jox. sànq dañ doon waxu Makkatul Mukarram ñu doon laaj fii ci émission bi ñu weesu di lu xew Thiès ana Ablaye Dieye mu ngi Makka di umra gis nañu ay photo yoo xam ne yónnee nañu ko ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi. waaw man de bu demee umra man dama ciy dokkoor xam nga lan laa mën a concevoir ñi nga xamante ne at mu jot ñu daal di àndandoo buuboo ak seen alal dem umra di ñaan fere fa ay millions te li leen war dara def ji ko fi. Ablaye laataa muy départ di dem umra lu ko waroon ci askan wi
ak jàppale askan wi ak dimbale askan wi ak joxati sukkaru koor way ñàkk yi ak ku ma war a jëflanteel ci lu baax mu jëf ko la def ba pare soo ko départ dem màkk. très bien. mais ñi nga xamante ne may ma ñëw at mu jot ñu ne ñu nga màkk am na ñoo xamante ne dañuy dem màkk ngir daw di joxe dimbalante ak dem di tëdd France ak porté malade te dara dalu leen laa la wax dara dañuy tappale dong ngir bañ a jàppale askan wi dem bu ñu tëddee màkk dañuy fanaan naafila ba tëdd fa am tus. très bien dañu ñëw rek ci le trio bu Africando ñu gën ci xam Bambino ak Basirou Sarr Bas Sarr nag doomu Thiès la ak Soybu ñoom ñu nga foofu rek ca fa nga xamante ne mooy Brooklyn ci New York war a rek ñëw fekke li nga xam ne mooy festivalu salsa bi Basirou Sarr di doomu Thiès. waaw Basirou nag miinu ma ko nag Omar. waaw jàmbaar la parce que gis nañ ni ci wàllu li nga xam ne ci Africando li mu fa yàgg na fa il est li ñuy wax rek nit ku effacé la. parce que artiste la mais artiste bu am talent la dëkk fii ci Thiès vraiment di def lu am solo ci li nga xamante ne rek moom mooy ci wàllu musique xam naa ni daal Diop tey émission bi dañuy ñëw rek yëkkati ay kaddu peut-être kaddu sant ak ngërëm jëmale ko ci ñi nga xamante ne mooy. noo mais keroog dafa am lu doy waar nag Omar. te loo xamante ni bëggoon naa la ko signaler muy conférence religieuse bi amoon ci buntu permanence départementale te Fatou Sané ak waa groupe Marème. waaw daal di koy organiser. dafa am koo xam ne Fatou daf ko invité muy Mouhamadou Lamine Massaly mu ñëw. bu PDS. xam nga loolu man j'étais un peu surpris parce que manifestation APR mu lay leen lii c'est strictement APR. ah mais d'être conférence religieuse. waaw d'accord mooy conférence religieuse d'accord c'est bien mais conférence religieuse gi fi mu doon nii yow it c'est conférence religieuse politique la loolu la nga ko war a tuddee. conférence religieuse politique. non attends conférence religieuse la bu am thème. mais politique yi ñoo koy organiser. conférence religieuse politique yenn saa yi sax Mamadou Diop ak Nassaw ñoo yore microcentral ba attention te loolu la ko ci xel boole conférence religieuse politique la da ci am. kon Massaly ñëw na parce que dafa am kóllëre gu mu seq ak Fatou Sané tey signalé na ko. wax ni looloo ma tax a teew. man nawlu acte bi nga xam ne moom la def di ko rafetloo parce que nag. nit bu defee lu baax da nga ko koy sant gërëma ko man Massaly lu ne defal na ma ko bi ñuy nekk PDS te ba fii may wax ak yow daf may teral gis nga danaa la xamal leen bari na ñoo xamante ni nekkuñu APR parce que dama lay leeral ànd ñoo Macky Sall te ba fii may wax ak yow dañ may teral. très bien Lamine Diallo di maire bu Thiès Nord joxe na lu takku ci suukaru koor ci rek commune boobu commune Thiès Nord moom li nga xamante ne rek mooy commune Thiès Nord dafa bëri ay foyers religieux yi fa nekk muy chrétien di musulman ñu gis ni mu ngi def ay effort pour jàppale askanam moom Lamine Diallo. waaw mooy sama maire zone de. waaye man wax dëgg yàlla. yaa ngi koy gis gisuma ko. waaw yaa ngi koy wër. yenn saa yi ma wër ko yóbbu naa fa lettre de soutien woo naa ko téléphone mais. ba zone sama école bi nga xamante ni moom laa nekk di école lycée Madina Fall c'est la unième fois bi ma fa nekk ak léegi ñuy organiser seen fesco yi mais monsieur le maire monsieur teew. xanaa du ko yëg. monsieur le maire daaw lycée Madina Fall ku ne xam ne li abri provisoire la rek on peut dire amagul silhouette bu lycée amagu ko man musuma dugg toog ci lycée ba Lamine Diallo dugg fa def fa visite buy lay wan ne kii am na sax ambition def dara ca biir xam nga ŋàññuma ko mais li ma wax li fi ne li ma gis rek musuma fekk ca lycée ba def visite de chantier wala école tijji ma gis lu mairie bu Lamine Diallo sur le plan matériel wala cahier wala bic wala dara ñu ne mairie bu lycée mairie bu Lamine Diallo ñoo ko indi ca lycée. très bien lycée bi dafa nekk foofu mais dafa nekk ci compétence su conseil départemental bu Thiès. waaw d'accord ba bu fi nekk mais maire la rek parce que ci maire am la bokk. Diatara la ñu interpellé non Diatara le président le vice président du conseil départemental bu Thiès. départemental ñoo war a. ñoo war a intervenir parce que seen compétence la. Lamine Diallo ci élémentaire bi la yem. ah d'accord waaw kon Lamine Diallo na élémentaire ba kon xëy na ba kon Diatara ñu koy invité moom it mu jàpp ci lycée ba te it li ñu gën a soxal mooy lycée. defoon nañ fa visite conseil départemental defoon na fa visite laata daaw ànd nañ fa def fa benn tournée ak Yankhoba Diatara ñëwoon naa ak Pape Moussa Diop àndoon nañ fa aussi ak yeneen ñi nga xamante ne ay notable lañ ñu ñëwoon di def visite des lieux. proviseur lycée ba de moom ku xarañ la ku jàmbaare muy Khalifa Sow te ku am ambition la parce que sportif la
te xam nga sportif yow ay généralement amuñu caaxaan yow xam nga loolu nekk na le président des arbitres de lutte yu Sénégal doon koo xamante ne man xam naa sérieux am na lu ma ci mën a témoigner am na lu bari lu ma mën a wax ci moom buñ ko jàppalee puusanti ko rek mu dem. alors très bien dañuy ñëw rek ci li nga xam ne mooy clôturer kii nga xamante ne mooy kii bi muy sax top 10 di Babacar Pascal John bu mouvement Doolil Macky ginnaaw bi nga xamante ne moom it ba mu nekkee Paris ci doomam jooju ginnaawam ay jigéenam ñi nga xam ne ñu fare ci mouvement am daal di organiser conférence religieuse bu rëy bi nga xamante ne l'éminent islamologue oustaz Idrissa Gueye moo ko doon. borom le 23 très bien yow yaa xam terme yooyu donc moo ko fa def mu nekk nag li nga xamante ne femmes sauvons les hommes mu nekk ab thème boo xamante ne. femmes sauvons les hommes ou bien suivons les hommes. waaw bon sauvons les hommes la ñu wax nañ wàllu góor ñi. mu nekk nag conférence boo xam ne c'était suivi de ndog la góor jigéen yàgg naa wàllu góor. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ko Jibril feeñoo. bi mu ñëwee ci kër gi soxna Xadijatu ko dalal. tabarkalla macha allah dalal ko dégg ñu Xadijatu Sakarat di ko tagg di ko wax lu baax kon jigéen yàgg naa accompagner góor xanaa jigéen a njëkk dugg ci lislaam jigéen bokk na ci njëkk a dee ci lislaam jigéen am na saar ci alquran jigéen yàlla teral ko kon jigéen mënta góor ñi mënuñoo dem sans jigéen ñi bu doon jigéen ñi mu ñu làmbaay ñaaw kon femme civilisée xaw ma thème ban la te it ki nga xam moo doon islamologue bi ko doon traité il a bien traité le thème dafa nekkoon ñëpp dégg ko waaye keroog manifestation yi la muy bari teewul mobilisation ba bari moo wàcc foofu nga xam ne mooy chambre de commerce. ba pare ñu gis ni Baye Serigne Samb mi nga xam ne mooy Sam's Prestige moom moo fa joxe ndogu yi ci ndigalu président bu mouvement Doolil Macky di Babacar Pascal John. waaw mu doon xam nga ñu bari dañ daan conférence mu tas rek mu dem mais Pascal bi mu sentir que ni heure ndogu mën na fi fekk nit ñi dafa prévoir ay ndogu keroog ña fa ñëpp ku ne dog ci waaye nag am na loo xam ne nag Omar nag bëgg naa nag ñu officialiser ko ak Thiès teral ko muy grand Serigne. waaw titre grand sëriñam googu dañ ko war a dëggalal nag jox ko gëddaam nag waaw muy Baye Cheikh Mbaye waaw dañ ko war a def sëriñ de Thiès parce que grand fii lu war a mën a nekk la grand Dakar am na grand sëriñ mais historique gu grand sëriñu Dakar na mu jóge grand sëriñ bi Iran moo ko bokk na si ñu ko propulsé waaw moom it mais waa Thiès daal bu ñu ko buuxee ci jàppale waaye bëgg nañ daal ñu cérémonie bu am rek bu Talla Sylla ñëwee moom mu taxaw ñu ne grand sëriñ a ngi nii bu Idrissa Seck ñëwee ñu ne grand sëriñ a ngi nii Lamine Diallo bu ñëwee ñu ne ko grand sëriñ a ngi nii bu Aliou Sow ñëwee ñu ne ko grand sëriñ a ngi nii préfet ak gouverneur la ñuy dafa mel ni déggoon naa nag waaw préfet ak déggoon naa ñaan ñu officialiser ko bind ko def ci décret ñu officialiser ko grand sëriñam googee ku set xam-xam la ku set xam te bustaan la génne ca Kaolack ku jàng alquran la macha allah te it am na corpulence gën te maamam it tamit tabarkàlla muy tafsir Biram Gambe Mbay ku ne xam ne taxawaayam sëriñ la bu mag boo xamante ne ñoom Seydi Hadji Malick ñoo ko mu xaddamal defal ko liñ ko defal kon kooku bu jëlaatee rôle maamam parce que nag jàngi na fa jàngi jotee jor na comportement nit ku sérieux man daal dafa mel ni préfet ak gouverneur ak président Macky Sall ñu officialiser ko grand sëriñ te kaay ma xamal de bu ko président officialiser woon am géwél yi de cooli ci Thiès géwél yi la te kaay ma xamal la wax naa la ko keroog ci émission géwél yi nekk Thiès dañoo mere président mais yéen président recevoir na fi seen rab yi recevoir na fi benn parti la ci askanu ngéwél déglu ma Omar waaw rab benn parti la ci askanu ngéwél boo ñu recevoir ci législative yi dégg naa dañ leen a dóor waa dëgg may déglu parce que centre ngéwél yëpp rab benn parti la ci ngéwél kon président amul information bi te kaay ma xamal dinaa la xamal benn affaire xam nga président lan mooy problème am dafa manqué géwél bu saf làmmiñ bu koy waxal ana ñoom Doudou Ndiaye Mbengue dégg dama ne waxuma bu koy wayal de bu koy waxal di ko défendre dégg yow ni ngay waxalee gars yi fii dégg wolof di ko défendre à 100% mën a wax mën a xam à 100% li nga xamante ne mooy émergence comprendre émergence xam réalisation bi di ko jàppale loolu moo manqué li nga xamante ne mooy président Macky Sall boo amoon géwél bu mel noonu rek lee mu dem mais amul loolu boo amoon lu mel noonu rek dina dem waaye amu ko géwél yi nag dinaa la xamal leen ceddo yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci Thiès di buur yu njëkkee seen nguur googu xam nga kan moo leen ko doon sàmmal géwél te 60% population Thiès waay ay géwél lañu géwél yooyu nag ñooy mbokk potentiel adversaire fekk ànd ñoog moo mënta gañe
très bien mu mel ni rek tey li nga xamante ne moom mooy wax nga ko sànq maanaam ci potentiel bi nekk Thiès ñuy gis ni Thiès ay doomu Thiès a ngi fii ñu bëri mais pour ñu mën a soxaliku wala mën a amal seen bopp sax dafa nekk jafe-jafe ba boo fi dooree dara sax da ngay gis ñu commencé di la galgalal di la indil ay jafe-jafe sànq wax nga ko nee nga askanu ràbb benn pàcc la ci ngéwél ñu gis ni président léeg-léeg ñu dégg recevoir na diw am ay sëriñ yoo xam ne sax dañuy bind ñu ne président recevoir na sëriñ nangam ca Thiès te ñun tur yooyu dañu leen di dégg rek miinuñu leen. waaw man yenn saa yi sax dama naan est-ce que ñi ay Thiès waa lañ rab yi moom sont bien des Thiès waa on les a reçus mais bi ñu mujjee dem xaw na indi quelques couacs parce que le président avait reçu les rab régionales. ci la leen joxe 26 millions. rab régional maanaam rabbi Thiès côte. waaw région de Thiès. 26 millions. rab national daje. 60 millions 30 millions. 30 millions. man nag loolu nag comprendre ma xam naa ce qui m'est sûr et certain mooy il y avait 350 personnes dans la salle. salle des banques. waaw ñoom bon xëy na nag président recevoiraat leen fii ak kii mais ñaari réception rab yi au détriment des griots. au détriment des géwél pur et dur. tëggkat yi waxkat yi. taasukat yi la population de Thiès. mer nanu de. waaw waaw te man doon ma jiite ci une partie nag doon le président de l'association des jeunes communicateurs. Pape Mor Mbaye doon le président de l'association régionale des griots. Michael Mbaye. waaw ñoo ñëpp nekk ci mënuñu leen recevoir. Dakar ma xamal la danaa la jox benn exemple Omar imaginez meeting APR am wala meeting Idrissa am wala meeting keneen am géwél yëpp àndandoo tout ce qui est géwél ànd bañ toog boycotté meeting bi. microcentral bi dina am problème. microcentral du am tëggkat du am taasukat du am xumbalkat du am tëggkat du am bongoman du am meeting bi day mel ni wu dëj. Diop te yaay seen ambassadeur. kaasal. parce que mënuñoo dem sans géwél yi. nañu fonkat géwél yi. maam Abdou de ne woon na bu duloon géwél yi ñu fanaan la ma ci mbaar mi. président nag ko baax la mais man daal su ma sañoon mu recevoir géwélu Thiès yi. très bien Diop dañuy ñëw ci ki nga xam ne mooy Babacar Diallo fa la ñuy tëjee. moom it day liggéey ci Ndiol Mbaye boolewul dara ak wax. xam nga sànq wax nga ko ci Grand Serigne am na information bu jotoon ci Mor Gueye Sopp Nabi am na lu mu ko naraloon parce que waxoon nañ ko fii joxe ci ay ndigal ne daañ ko jox maanaam samp maanaam jox ko drapeau bi ba pare jox ko bonnet bi jox ko jumtuwaay yi. man xam nga ba Ndiol li ma neex ci moom mooy day jëf ba pare soo ko wax man daje naa ak moom ci ay manifestations yu bari daje naa ak moom ci ay action yu bari yoo xam ne mu koy def à travers Thiès et à travers le département même dafa génn sax léegi ba ci département bi conférence religieuse yi foo ko fekk ñu ni la def na fi lii def na fi laa mais loolu mooy social te mi ngi ciy liggéey man day maa ngi koy encouragé di ko gërëm man Ndiol mayuma lenn lu ma. mu ngi ci peggu Siré Dia. waaw mi ngi jàppale rek Siré Dia mais ka muy jàppale jàmbaar la comme quoi qu'on puisse dire histoire Thiès ak histoire APR ci Thiès kenn du ko wax ba àgg te doo ci boole Siré Dia. loolu moom c'est fondamental Siré Dia dafay liggéey ñëpp gis ko. comme ni nga xamante ne moom la Augustin di def ci département bi ñëpp gis ko ak yeneen maire yi nga xam ne ñoom la ñuy jàppale ci département bi mais li ma mën a wax daal mooy APR actuellement ni li ma tiital mooy siisante gi nañ ko bàyyi nañu wóolante ni ñu war a wóolante. très bien Diop émission bi dañ koy ndar képp fii ñan ngay gërëm ñu say kàddu yi. waaw di gërëm ñi nga xamante ne ñooy auditeurs yi nga xamante ni ak ñiy seetaan di bëggee émission lu xew Thiès surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekk dans la diaspora. waaw di leen xamal ne incha allah comme ni ñu ko bëggee woon rek dinañ continuer di leen jox seen émission du jour au lendemain chaque semaine comme ni ngeen ko daan amee mu bañ am benn faay di leen xamal ne daal ñi ngi ci dynamique boobu lépp loo xam ne xaw na Thiès incha allah dina def suñu kéem kàttan ba dara du leen ci ump ñu fexe yéen ñëpp ngeen jot ko am ko waaye keroog commissaire au pèlerinage di ki nga xamante ne mooy Abdou Aziz Kébé mi ngi woon Thiès. waaw commissaire mi ngi woon Thiès. commissaire mi ngi woon Thiès ñëw na fii bon waaw commissaire mi ngi woon Thiès rek nga. commissaire ñun kat commissaire dañoo déggul daraam commissaire au pèlerinage. def na fi ay conférence religieuse daaw. 2016 ren sax defe naa am na fi conférence boo jàmbaar la nag boo ko fekkee màkk nag xam ne jàmbaar la bon gis naa ne muy taxawoo du tal sax lekk du tal naan day wàcc sur le terrain
man ma sama bët ma may jour bi nga xamante ne keroog mun naa dafa tàng Sénégalais yi gedd ñam yi dafa taxaw takku lu ko war mu def ko ba ñu changer togg à l'immédiat serviraat ñëpp mu nettaraat daal bu ko soog a mën a tëddaat nelaw franchement man maa ngi koy encouragé maa ngi koy jàppale wax dëgg yàlla nit ku baax la mais nag du ñu jaaxal ndax ku ne xam ne way juróom ci mbaax lay dox ci discipline lay dox waaw. très bien dañ ci jaar rek nuyu mbokk ak xar yi nga xam ne dañu doon seetaan fii ci biir Thiès Info ak Thiès TV suñu émission lu xew Thiès plateau bi ñu defee ko fii ci promenade de Thiès waa ma àndi ci ak Diop communicateur moom moo nekk sama natango ci émission bi di ci nuyu bu baax rek ñi nga xamante ne moom mooy équipe bu Thiès Info Diop comme ni nga ko waxee woon maanaam Oumar Sey Latir di directeur général bu Thiès Info. ak ki nga xam ne waaye déjà joxaguma sama suukaru koor. waaw suukaru koor gi moom jeex na. ñu ngi ci man sax du ma laaj suukaru koor ndax suukar si man dañ ma ko xaw a wàññiloo na ma jox sama saucisson koor rek. laajal ginaaru koor yi. d'accord nañ ko bàyyi. donc voilà très bien directeur kon dégg nga yóbbante boobu ginaaru korité yi kon nañ ko préparer rek pour personnel bu Thiès Info mais dañ ciy nuyu rek li nga xamante ne moom mooy techniciens yi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb Thiès Info mais également li nga xamante ne rek ñi yore rédaction bi di ci nuyu bu baax rek ñi nga xamante ne ñëpp gis nañu seen taxawaay ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi booba léegi Thiès Info taayewul benn yoon rek pour améliorer li nga xamante ne mooy condition wu liggéeykat yi mais également ci li nga xamante ne rek moom le site bi di évoluer kon Thiès Info ak Thiès TV moom mooy site bi nga xam ne moo fi njëkk fii ci Thiès def fi fukki at yàlla may ko nag mu yore expérience bi mu yore nag di ko baaxee ñëpp di ci def tamit ci wàllu social lu bëri. waaw le 12 juin mooy sama anniversaire nag. waaw kon joyeux anniversaire naa la yónni 12 juin. le 12 juin. nañ ko ànd waxal ma ko gaañi. waaw loolu xanaa dañ koy féete. non waxal ma ko gaañi rek ñoo xam ne le 12 juin mooy. waaw kon le 12 juin mooy anniversaire wu Diop communicateur xam naa nag Diop day dóor quoi ay matom la yor dañ ciy nuyu bu baax rek ñi nga xamante ne dañoo safoo Thiès Info ak Thiès TV Moustapha Mbaye nekk directeur technique bu nga xamante ne rek moom moo yore commune bu Thiès Ouest mais également Kébé Ndiaye nekk foofu rek ci commune bu Nord nuyu bu baax ki nga xamante ne rek moom mooy Ahmed Mbaye li nag ay message la yoo xam ne rek dafa rot ci li nga xam ne mooy WhatsApp bi mais également madame Sarr moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu bu baax rek nga xam ne moom mooy madame Sey foofu ca Thiès Info mais également Khadijatou Diagne ak rek ki nga xamante ne moom mooy le directeur wax nañ ko sànq ak Babacar Diouf bu page internationale di nuyu bu baax rek ñi nga xamante ne mooy Adama Ndiaye nekk ci équipe technique bi Samba Fall di bàcc di caméraman di moom it nekk ci équipe technique bi di nuyu bu baax ki nga xamante ne rek moom mooy Abou Seck ak Gadd nekk ay monteur ñoom Benga ñoom Fatou Bintou ñi nga xamante ne ñoom ISEP la ñu génne ñëw foofu ak ñoom Fatima ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax rek ñi nga xam ne mooy Mame Anta Camara nekk foofu rek ca Italie Awa Diallo nekk foofu ca Paris Adja Fatlou moom it nekk foofu ca Paris di nuyu bu baax rek ki nga xamante ne toujours moom mooy Pape Anne moom it nekk animateur nekk conférencier international nekk ci télévision bu TFM di nuyu bu baax rek ki nga xamante ne toujours ñoom ñoo nekk fii rek ci Thiès Safo Thiès Info ak Thiès TV di nag ay opérateur économique ku ci mel ni Baye Serigne Samb waaye di nuyu bu baax rek waa Dabi Group ak résidence Lat Dior ñi nga xamante ne ñoom it dañ leen di nuyu bu baax rek ñi nga xamante ne dañu fare ci rond point Ngent ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax waa Thiès ak ñi nga xam ne rek ñoo fi autorités yi waaye nag di leen baalu ak di leen baal ci guddi yu tedd yi nga xamante ne moom lañ nekk muy guddi yu mujj yi ñu jàpp ne laylatul xadri tey jii la ci altine gi fukki fan ak benn muy laylatul xadri bi nga xam ne rek tijaan yëpp dañ ko feete fii ci biir Sénégal xew-xew yu bëri na lool ci biir Thiès mais également bitim réew ña fa nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu bu baax député Mame Diarra Fam di nuyu Mame Diarra Fam bu baax a baax parce que gis nañu taxawaayam ci diaspora bi mais également ci assemblée nationale xam naa daañ ñëwaat sax ci démission bu Mame Mbaye Niang daañ ci ñëwaat Diop bu ñëwaatee ci plateau bi xam naa semaine prochaine incha allah parce que waaw information yi gën a leer parce que xam ngeen Thiès Info du daw ci amateurisme du xool rek ay buzz ki bokk na ci koo xam ne dafa gën a jege Mame Mbaye Niang Thiès wala muy Ablaye Fall muy Abdoulaye Faye di chef de cabinet waaw di koo xamante ni doomu sëñ Ablaye Yàqin la mais xam naa ne nag bi Mame Mbaye ne tekk ba léegi moom it dañuy tekk je ne sais pas dañuy xaar rek fii ak boobu ñu am information yu gën a leer rek pour ñu àddu ci di nuyu bu baax rek mbokki xarit di nuyu bu baax waa HLM route de Dakar ñi nga xamante ne foofu la Thiès Info nekk di leen nuyu bu baax parce que ñoom it sànq rek ñu ngi rafetlu taxawaayu Thiès Info ci HLM de Dakar parce que xam nga ambassadeur Moussingé bi mu ñëwee waa HLM rafetlu nañ li ni mel mais également li nga xamante ne mooy dëkkandoo bi parce que dafa bëri ay activités yu fay am yoo xamante ne ñun dañuy ñëw taxaw jàpp ci kon Mamadou Diop vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di sant mboolem kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen jox ti daje ci beneen numéro incha allah.